mbokk yi jërë ngeen jëf seen taxaw seetlu ñëwati na taxaw seetlu xam ngeen ko bépp ponk boo xam ne dafa laal ak dundu doomu aadama taxaw seetlu daf koy yitewoo loola. tey jii ñu ngi waxtaan ak yéen si benn weer bu am solo lool muy Zulhijja nekk weer bu am solo rawatina si at bi ñu nekk di 1441 si calendrier musulman waaye tamit weer bi di Zulhijja si calendrier musulman dafa am solo lool moom mooy le 12e mois moom mooy weer bi nga xam te ni moom moo mujj waaye tamit dafa bëri lool ay ngëneel bëri lool tamit ay particularité ndaxte particularité yi si mën a lim rek moom mooy weeru aj si la ñuy amal aj bi tey tamit day feeñ ci fukki fan yi nga xam te ni ñoom ñoo jiitu muy fukki fan yu am solo si diine l'islam tey tamit mu bëri lool ay ngëneel Zulhijja tamit ma fàttali leen ne dafa bokk si ñeenti weer yi nga xam te ni dal leen wormaal muy les 4 mois sacrés ndaxte xam ngeen ne bu nekkee ne ni ko alquran waxee bu nekkee ne weer yi fukk ak ñaar lañu fa yàlla tey tamit fukk ak ñaar la am na si ñeent yoo xam ne dañ koo wormaal tey tamit Zulhijja si la bokk waaye tamit dañuy waxtaan ak yéen ndaxte ren dafa am benn particularité bu nekkee si àdduna bi mën nañ ko bañ a tuddee noonu waaye Sénégal dafa am benn particularité ndaxte ren moom jàpp nañ ne benn tabaski rek moom mooy am incha allah tey tamit vendredi 31 juillet bi ñu jëm lay doon incha allah yàlla neen fa ak jàmm lan mooy expliquer situation bi lan moo war a tax ren ñu am benn tabaski te daaw amuñu ko woon daaw géej amuñu ko woon même bu nekkee at ji si ginnaaw tamit nemeeku nañ fi benn tabaski lan moo tax mu xaw a simple tuuti même bu nekkee nag simple wul noonu xaw na compliqué mais lan moo tax ñu mun ko am si tabaski waaye mu jafe lool ñu mun ko am tamit si weeru korité lan mooy problème mu séntu weer Sénégal ndax problème mu interprétation la ndax problème mu gis-gis la ndax problème mu école la ndax problème mu ñàkk wóolantale lépp la ay laaj la yoo xam te ne ko si samp waaye xam ngeen ne taxaw seetlu dafa baaxoo saa su sampee ay laaj rek day dem si borom xam-xam yi ngir tamit ñu indi si ay gindi yoo xam te ni daf si am solo looloo waral ñu am ak waxtaan ak Imam Kanté ma leen di fàttali ne dafa yàgg gëstu si mbir mi tey tamit bind na sax téere waxtaan neen mu at moom waxtaan bu yaatoo yaatu ñëw nañ tamit si lan moo war a mën a doon solution di pexe yoo xam te ni buñ ko lalee Sénégal mën na tax li nga xam te ni am nañ ko ren ñu jàpp ne que coïncidence dong la ñu jàpp ne que exception dong la ñu mun koo def mu nekk loo xam day sax muy loo xam te ni mën nañ ko ériger en règle ba nga xam te ni Sénégal ñaari korité ñaari tabaski dootoo ko fi mën a ti dégg loolu yëpp tamit sekk nañ si waxtaan ak imam Ahmadou Matar Kanté imam point indi na si ay leeral yu am solo waxtaan boobu la leen di dégtal yàlla leen daje incha allah suba si beneen taxaw seetlu jaa ngeen jëf. waaw sëñ Diallo maa ngi lay nuyu di ziar équipe bu Seneweb bi yëpp. imam ren jii mel na ni sauf changement de dernière minute benn tabaski moo nar a am Sénégal loolu lan moo koy expliquer. alhamdulilah rabbil alamin changement de dernière minute moom dana ma jaaxal nag wax dëgg yàlla nag parce que fi mu nekk nii li ñu miin ci réew mi ci wàllu séntu koor ak ngeen baal ma séntu weer ak wute yi ci am daanaka ñaari commission lañ ko miinee commission nationale bi wax nañu ne séntu nañu démb gis nañu kon ajjuma mooy nekk fukkeelu fan alxamis nekk juróom-ñeenteel fan kon alxamis mooy nekk arafat fukkeelu fan nekk aljuma beneen commission bi ñoom tamit wax nañu ne Arabie Saoudite lañ topp xam nga ñoom ci bii pa waxuñ sax dañuy séntu mais Arabie Saoudite ñoom la ñuy topp parce que ñoom ñooy organiser aj bi ñoom noonu lañ koy waxee kon te Arabie Saoudite ñoom séntu nañu mardi gisuñu ñu mottali lundi gisuñu ñu mottali mardi muy 30 mercredi tam mooy seen premier jour kon wax dëgg yàlla gisuma lan lañ fi war a mën a indi ba loolu war a mën a soppee kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci ne kon mën nañu julleendoo woorandoo te sax mën nañ ko bokk ak yeneen réew yu mel ni Arabie Saoudite ak yeneen réew ci sous région bi kon loolu daal li tubaab di wax du fatalité wuute boobu ak divergence du fatalité mën na soppee. voilà loolu laa bëggoon wax sax xam nga tabaski ren ji mais tabaski bu daawaat géej yëpp amoon na ñaari tabaski wala boog lu mu mel. ren waaw doguma la je me rappelle yéen journaliste sax tout le temps la communauté musulmane célèbre dans la division loolu koy c'est devenu une formule consacrée au niveau de la presse même. léegi qu'est-ce qui a changé en temps ba maanaam ren moom consensus total am. non en réalité coïncidence la rek voilà il faut pas que ñu jumloo nit ñi rien n'a changé ni ma ko waxee ñi xam naa c'est cru mais je vous dis rien n'a changé lii coïncidence rek la c'est pas que dañoo toog waxtaan ba jubóo de loolu aussi il faut pas que nit ñi juum de li fi doon dox mooy dox ba tey mais bii pas comme ni ma la ko waxee rek léeg-léeg coïncidence am mooy que ni Arabie Saoudite ñoom comme beneen commission bi nga xam ne souvent day wute ak commission nationale bi ñoom dañu wax ne ci aj bi ci Arabie Saoudite la ñu aligné wu calendrier Arabie Saoudite la ñu aligné wu mais bu dul aj bi ñoom seen bopp léeg-léeg ñu am différence ak Arabie Saoudite kon bii pas
loolu mooy coïncidence bi comme ils ont dit que ni ci Arabie Saoudite la ñu aligné wu Arabie Saoudite ñoom ñu séentu lundi ne gisuñu kon nag mardi dañuy mottali ni ko fiq waxee muy 30 jours mercredi nekk suñ premier jour kon ñoom commission boobu ils sont obligés d'accepter que ni premier jour mooy mercredi léegi nag commission nationale du Sénégal ñoom mardi lañ séentu kon ñoom tam nañ ko doxalee noonu la ñoom mardi moo doon seen bisu séentu ñu séentu mardi gis nañu mardi kon tam mercredi mooy seen premier jour kon coïncidence la mais ça veut pas dire que dañoo toog waxtaan ba am benn méthode il faut pas aussi que nit ñi jum foofu. léegi nan la ñu war a mën a def pour que coïncidence bii nii ñu jëm ko pérenniser mu nekk la rek mu bañ sax nekkati coïncidence mais ñu réussir ko corriger parce que corriger aussi moo gën a compliqué. effectivement voilà corriger xam nga lu tax mu gën a compliqué bon lu tax mu gën a compliqué tuuti mooy que bon beneen commission bi par exemple ñoom waxuñu ne corriger dañuy topp Arabie Saoudite kon ñoom beneen pays bu ñu dégg ne feeñ na fa dañ koy topp loolu tam day gën a compliqué l'affaire parce que plus référence yi di bari plus ngay am difficulté pour am benn référence unitaire kon Sénégal suñu bëggee lii bañ a nekk benn coïncidence mu nekk la règle te mën na nekk mais dafa laaj liggéey dafa laaj ñu mën a toog di toog seeni représentant ñu tànn leen ñu toog waxtaanee ban méthode la ñuy def parce que xam nga tey bu fekkee dafa am ñoo xam ne dañu ne ci Sénégal rek la ñuy séntu am ñeneen ñu ne man ci àdduna bi yëpp laay séntu ñaar ñooñu léeg-léeg mu am coïncidence ñu bokk bés bi léeg-léeg ñu bañ ko bokk kon nag léegi il faut d'abord représentant jullit yi toog loolu tamit yomb naa wax mais il faut kër sëriñ si ak association yi ñu toog kan mooy woote loolu kan moo leen di toogloo question bu compliqué la te suñu toogee aussi ñu définir benn méthode daal ne par exemple est-ce que territoire national bi rek la ñuy séento wala est-ce que dañuy xool ci àddina bi yëpp ak tamit les données astronomiques est-ce que dañuy bàyyi xel astronomie li mu ñuy wax kon affaire bi loolu la laaj mais ala kulli xaal pour mën ko régler il faut d'abord jullit yi nangoo toog waxtaanee ko te loolu su nekk nii amul. Imaam bind nga benn téere sax ci mbir mi ci wàllum séntu weer ak tamit nan lañ si war a mën a demee ak xarala yees yi boobu noonu tamit am na ay blocage borom xam-xam yi dañ see wute pour Sénégal contexte sénégalais ndax jàpp nga ne war ne mën a dem tamit ci xarala yees yi pour xam ndax weer bi dina feeñam de ci wàllum séntu. waaw parce que xam nga astronomie loolu mooy avantage am mooy c'est universel xam nga astronomie justement suñ ko doon utiliser daf ñuy permettre ñu échapper au querelle d'appartenance parce que xam nga kër gii laa aju sama sëriñ laay déglu man association islamique bi ñun dañuy séntu ci dëkk yëpp et cetera loolu génn ci day jafe par contre astronomie calcul la science la boo xam ni kenn mënul wax ne man damay politique moo tax ma ànd ci wala ci yoon bi laa bokk wala ci association bi laa bokk kon suñ doon utiliser astronomie daf ñuy permettre ñu échapper ci ces querelles de sensibilité là mais nag problème bi mooy que accepter astronomie loolu tamit beneen jafe-jafe la parce que tey jii li ma lay wax ni Sénégal nii ñaari commission yëpp muy commission nationale bi nga xam ne représentant sëriñ si fa lañ nekk que muy commission des musulmans de la coordination des musulmans du Sénégal ñaari commission yi benn nanguwu ci que ni astronomie la ñu war a basé wu pour déterminer weer bi xool tam problème boobu day compliqué mais kon loolu au moins benn accord la ci ñaari commission yi kon déggoo nañ ci wàllu voilà ils sont au moins d'accord dans leur désaccord ils sont au moins d'accord sur le fait que pour ñoom astronomie duñ ko utiliser il me semble que commission de la coordination bi def il me semble que ñoo xaw a flexible en disant que mën nañ ci basé wu pour xam est-ce que weer bi mën nañ ko gis wala déet commission nationale bi ñoom dañu mais dàq séntu bi ah d'accord waaw mais en même temps ba tey sax am na contradiction parce que même ñoom li ma leen dégg ñuy wax mooy bu ay nit seedee ni gis nañ ko xam nga kon loolu finalement dàq nañu astronomie parce que si astronomie waxee par exemple weer bi mën ta feeñ comme par exemple nañ jël exemple Korité bi passé li astronomie waxoon très clairement mooy que kenn mënu woon gis weer bi vendredi pourtant commission boobu ñoom nee nañu weer bi feeñ na vendredi parce que am na nee nañ ay nit yu ko gis pourtant astronomie daf ñu kenn mënu ko woon gis vendredi kon xoolal même su fekkee dañu wax ne du dàq séntu bi mën na ci basé wu mais sans dàq séntu bi terewul
ban façon basé wu parce que bu fekkee ni astronomie bu ne mënuñ gis weer bi nga ne quand même mën nañ ko gis. kon tu vois y a un problème. y a un problème de contradiction donc. c'est que tam foofu tam est-ce nekkul mbirum interprétation parce que ñenn ñi dañuy naan par exemple xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma liir yi woor leen boo leen ko gisee na ngeen dog tam boo leen ko gisee ndax nekkul tamit si la ñu sukkandiku pour ne Yonent bi waxul astronomie waaye séntu la gis ba gis weer séntu la wax ba gis weer et cetera est-ce nekkul tam problème d'interprétation. waaw problème d'interprétation la moo tax déjà effectivement heureusement nga le terme est bien approprié problème d'interprétation la xoolal moo tax déjà li ma la ci njëkk a wax mooy jarul xuloo jarul xeex li mu mel ni gënul mais comme interprétation kese la jarul naafeqal kenn jarul yéefarloo kenn jarul boddi kenn parce que interprétation kenn sañul wax ne bi ma interprété muy dëgg mais nag sañ nga wax ne bii moo ma doy moo tax kon déjà nañu flexible am tolérance ba nga xam ni problème mu fiq la problème parce que fiq ci l'islam bu ñu koy wax mooy interprétation faqaha mooy comprendre donc léegi comme problème interprétation la loolu la mais quand même ñun man ak savant yi nga xam ni par exemple dama lire seen littérature ñu convaincre ma li ñu wax mooy effectivement interprétation bi ñu def mooy erreur mooy que bëgg a jàpp ci waxu yonent boobu li mu wax ne na ngeen séntu su ngeen gisee ngeen woor su ngeen gisul ngeen mottali li lay wan ni pour ñun loolu erreur la mooy d'abord le fait que yéen saa salaam wax ngeen séntu pour weeru koor ça veut dire que problème mu weeru koor moo posé woon ñu def attention bu baax ci li may wax nii parce que yeneen weer yi arabe yi dañ doon séntu kon yonent bi du leen jàngal lu ñu xamoon soo gisee yonent bi insisté suumu li ru'yatihi na ngeen bu leen woor te gisu leen wala na ngeen woor fekk da ngeen a séntu dafa am ñu doon yàkkamti bi ñu farataalee koor dafa am ñu doon yàkkamti di bëgg a woor te séntuwuñu te gisuñu weer bi mais bu dee yeneen weer yi la yëpp dañu war a xam kañ lay commencé ak kañ lay jeex comme suumu bi du woon question pour imposer nit ñi ñu gis ak bët mais c'était pour que ñu bañ a yàkkamti bi ñu farataale koor beneen bi mooy que am na beneen xadis boo xam ne souvent duñ ko cité fu yonent bi salaam di wax ne ñun dañu nekk xeet boo xam ne mënuñu calculer mënuñu bind yenn borom xam-xam yi daal ne loolu mooy wane ni waruñu utiliser calcul ci affaire weer yeneen borom xam-xam déedéet ne loolu erreur la c'est le contraire yonent bi dafa ne ñun mi ngi doon wax ak arabe yi jamonoom arabe yi xamuñu woon calcul mu ne leen yéen kon mënu leen calculer kon du ma leen sonal ci affaire calcul mais léegi buñ doonee ba julli di mën a calculer am ay astronome monde bi yëpp xam niñ koy defee léegi waruñ continuer encore contrainte boobu amoon jóge na fi waruñ ko ne di layee la même contrainte pour bañ a utiliser calcul ñaareel ba calcul alquran daf koy tudd alquran du tudd loo xam ne amul njëriñ loo xam ne waruñ ko jëriñoo te alquran tudd na ko li ta'lamu adada sinina wal xisaab pour ngeen xam bés yi nu mu tuddati at yi ak ngeen xam calcul xisaab mooy calcul kon alquran bu ñu nee pour ngeen xam calcul loolu mooy kon calcul xam-xam la mooy ilmu xisaab dafa wax li ta'lamu ngeen xam at yi nu mu tëddee ak ngeen mën a calculer kon nag daf may jaaxal ay borom xam-xam taxaw di wax naan waruñu jëfandikoo calcul ndax erreur bi ñu interprété xadis bëri. jërëjëf imam leer na lañ. tabarakallah. jërëjëf boo amee loo si dolli aussi. waaw man daal loolu la nañu pour man solution bi xam nga lu muy doon mooy ñun nangu d'abord basé wu sur le calcul astronomique. suñ ci basé woo chaque fois dinañ xam possibilité weer bi feeñ ak feeñ fan. wala bañ a feeñ suñu xasee ba xam loolu nag léegi mën nañu confirmer ak gisu bët suñu d'accord ci loolu déjà solution mën na am mais bu ñu dàqee déjà astronomie en ce moment là ça va être très 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 difficile. jërëjëf imam merci beaucoup. merci bonne journée.